And I will follow you everywhere. Abdourahmane Faye, d'ailleurs facilitateur de cette belle et courageuse initiative, des notables. ñu tënk ko bureau mouvement Yokkute Saly dafa réuniraat balaa ñuy jël benn décision dañu ñun loolu la ñu convoqué tout le monde moom du toog fële rek jël décision am si bureau wala si néegam oote nañ bureau réuniraat ñeenti yoon après si lañ jël décision bi parce que bi ñu analyser climat politique bi si dëkk bi ñëpp xam nañu am nañu ku ne jógee fu ne soxla naan damaa soxla dëkk bi tàmbalee bi ñu ne nag il est temps ñu jóg ñu xool enjeu yi am si élection yi parce que avenir du Saly si la dépendre pour ñu bari si jeunes yi fi ne bi ñu ko xoolee ak conséquences yi si futur du Saly ak demande sociale nit ñi ñoo bëgg waa Saly ñoo bëgg Ousmane Gueye ak Sakho ànd pour jàmm am si biir kër yi ak si dëkk bi bi ñu considéré loolu muy demande sociale pour mais nag si développement boo si ànd boo xam ne si développement la jëm parce que ànd tam duñ développé dëkk bi tamit du am njëkk ñu apprécier rencontre yi nga xam ne ñun def nañ ko ak Ousmane imam ratib bu Saly muy Abdourahmane Faye jiite ko moo yóbbal waxtaan bi këram lañ doon waxtaanee ba guddi ay magum jëm ñu teel fa ba ay minuit une heure rien que pour waxtaan pour defar dëkk bi ñu gisee loolu président Macky Sall ñëw en plus boobu bi ñuy def suñu démarche boobu Macky Sall waxagul Ousmane Gueye mooy doon candidat wu Saly pour coalition Benno Bokk Yaakaar président ñëw yokkaat si loolu donc renforcer suñu position parce que ñun membre lañ si Benno Bokk Yaakaar donc bi ñu gisee loolu yëpp ñu ne comme que ñun membre lañ léegi te dañuy plié wu si règlement yi nga xam ne moom la mu coalition bi doxee ñu ne lii day gën a faciliter suñu ànd si la Ibou Sakho malgré defaroon nañ suñu dossier de candidature laaj nit ñi seen carte d'identité légalisé suñu récépissé suñu tout pour dem préfecture déposer caution déposer lépp moo fa desoon war a dem élection ñu dañ koy teg si suuf te loolu jël na ko aussi ak responsabilité parce que njiit aussi da ngay jël say responsabilité jël ko ak responsabilité pour intérêt dëkk bi nag du intérêt moom wala du intérêt Ousmane Gueye mais intérêt dëkk bi moo tax mouvement c'est le décidé ànd ak mu alliance pour le développement du Sénégal bu Ousmane Gueye muy ADS muy ñaari mouvement yi dañoo ànd
doon allié si biir coalition Benno Bokk Yaakaar te loolu après di ngeen ko xam ñu ne nag kon loolu yëpp bu dajaloo biñ demee di defar liste yi bureau Ousmane aussi dañ trouvé accord consensus ñun ñëpp ñu d'accord si ne lii bu ñu ko defee affaire bi dina mën a baax dinañ mën a gagné te bu ñu gagné ñu liggéeyandoo ensemble si biir maire donc mais taxul ñu ne mouvement yokkute Saly dafa seey si biir parce que ñu bari dañuy foog ne dañoo dem fekki ko non mouvement yokkute Saly seey ñaari entité la yu ànd ay alliés lañu donc ñun dañuy continuer suñu liggéey bañ daan liggéey tey soo ko gën a commencé tey jii ñuy wax ni gën a massifier suñu mouvement gën a yokk suñu militant parce que ëllëgu Saly aussi la siy basé si lay compter parce que affaire bi aussi defuñ ko rek pour ne lu neex waa nii rek mais dañ ne pour l'avenir de Saly parce que dañ ne conséquences élections yi ak ëllëgu Saly donc ñu ne léegi dañuy ànd si mouvement bi yore suñu identité ak suñu programme bi nga xam ne moom lañ mos a yore maanaam gestion boo xam ne bu ñu duggee mairie tamit gestion bu leer lay doon bu transparent boo xam ne ñëpp dañ siy bokk et puis dërëm bu ñu dépensé aussi population bi xam ne fii lañ ko dugal moo tax bi ñu paree ak ñoom dañ ne dañuy gagner ensemble gouverner ensemble ñu ngi leen di gërëm di leen sant. ñoo ngi leen di nuyu ku ci ne sa tur ak sa sant di leen jéggal di leen jéggalu parce que ku ne xam ne temps ci jamono ji ñu toll lu cher la ku la ci may benn 5 minutes waru ko jéggalu donte sax li ñuy def lu ñu war la parce que lii ñuy def nii dafa bokk ci jaamu yàlla waaye maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla suñu boroom mi nga xam ne lépp lu mu namm rek mu nekk su bëggee àdduna tukki yàlla suñu boroom namm lu ñu bëgg ak li nga xam ne mooy suñu soxla suñu boroom fajal ñu ko ci barke yoon ci Yàlla di nuyu boroom dëkk bi moom la fi yàlla teg ñu nangul ko parce que buur suñu boroom moo koy joxe yàlla jox ko ñu nangul ko ñuy yàgg ko wut nag mais suñu boroom lu jot rek yomb di leen xamal ni am na nit ñu fi nekk ñu leen di gërëm bu baax samay mbokk dëkk bi maa fi ëpp yi mbokk bu doon deret maa ko fi ëpp bu fekkoon deret ak mbokk ak xarit ak ñu ma fi bëlandoo man maa fi nekk maire waaye suñu boroom mooy joxe mu joxe ko ñu nangu ko kon bés bu jotee kenn mënu ci dara yàlla na ñu fekkee bés boobu ñun ñëpp fetal ko ci barke yoon jamono di leen wax ne maa ngi gërëm Cheikh Oumane bu baax a baax moom nekkoon na sama capitaine d'équipe après ma nekk capitaine d'équipe ñuy défendre Saly benn équipe rek ma fi amoon xam nga ko yàgg na kon ñun bi ñuy œuvrer dara taxuñu woon jóg lu dul dëkk bi on a défendu les couleurs de Saly on avait 18 ans 20 ans 25 ans ba 30 ans j'étais capitaine d'équipe sa damm nañ fi sama baaram foxoj naa fi kan moo gën a mérité man dëkk bi maanaam kon tey mu lay xam na ma bu baax dafa mel ne stade de Mbour kon li may wax nii ku ma gën a bëgg dëkk bi amul te nit nag bu demee ba porté li nga xam ne mooy maillot équipe nationale parce que AGS képp ku sol maillot bi rek mel nga ni tag mus nga sol maillot national bu Saly Portudal te moi je l'ai porté pendant 20 ans j'étais capitaine pendant 20 ans kon kenn gënu bëgg Saly ñu leen di xamal ni tey jii dafa am contexte politique bu ñu nee contexte politique nag il faut que ñu am vision ci li nga xam ne ni ñoo ko moom muy des potentiels économiques des ressources naturelles des ressources humaines nit nag bu fekkee dafa am suuf soo xam ne nii dafa barkel moom xale yoo xam ne dañoo am xam-xam ñu xam am ay infrastructures yoo xam ne nii dañoo barkel loolu war nañoo toog xoolaat suñu bopp bu baax li tax pëccoxoo bi bëri mais loolu moo tax comme bi la mais du leneen Saly bi mu amee ngeer ak i dimb ak i neew kan moo fi ñëw mais loolu nag dañu koy nangu parce que banque sax buy ubbi
dafay am ay partenaires wala mu am ñi nga xam ne ay actionnaires lañu mais actionnaires yooyu tant que bac bi doxul du ñu yokk duñu actionnaires yi du bëri mais kon nag Saly bu ñu fi toogee ba ay nit ñëw fekk sañu am nañ ci droit waaye nag dans toute chose dafa am li nga wax ne mooy priorité parce que dëkk balaa nga koy laaj na nga xam waa dëkk bi xam seen soxla xam la ñu bëgg ak nan booy koy defee te ñoo xam nañ ko mais amul benn nit boo xam ne nii mu ngi wut fii te la ngay wut amoo droit pour ut ko loolu waxuñu ko kenn waaye ñun ñi nga xam ne nag yàlla dafa def ñu jëkk fee dëkk moom ñu dëkk bi de ñoom ñi fi am kër démb ñoo fi am waaye nag yorin dafa fekk nga jox ko ku ko mën a yor te xam ko loolu rek la mais du empêcher qui que ce soit que ne warul nekk candidat wala warul non non amuñu ci droit sax parce que dañ fi am kër ñu am fi kër waaye ñu xam ni ñuy dénk nag ñan la suñu demee nag ba xamatul nag te loolu li waral li nga xam ne nii mooy suñu waxtaan man Ousmane woowu ma de man woowu ma ko waa dëkk magu dëkk bi ak imaamu dëkk bi ñooñu woo xamal ñu ne contexte politique bi ñu gis tey gis nañu suñuy mag ak suñuy rakk ak suñuy doom ñuy fàq di dem fële lan moo tax ñu dem ba kenn xamu ko est-ce que alal la est-ce que jar na ko est-ce que suba amul ëllëg du añ di reer waaye lu ma tax ci ren la te nag garta dignité y a rien qui vaut la peine kon ñun ñu yare ñu ci diine yare ñu ci teggin yare ñu ci orma yare ñu ci ak li nga xam ne ni nag mooy kóllëre dafa am solo nit lépp loo jaay jëlal sa kóllëre nga denc ko parce que mooy sa carte d'identité bi nga xam ne moom nga war a wax nit ak nit loolu bu ci dañoo yàq xar yam kon yal na ci yàlla musal kon nag bu ñu demee ba gis loolu nag ne xamatuñu kan mooy kan mais mag ñi woote pour ñu waxtaan mais dañoo xàmmeetul xar kanamu suñuy doom ak suñuy mag ñi ak suñuy yenn yaay wala xaw ma nu ñu ko mën a tuddee ñuy fàq di dem fekki ay nit yoo xam ne ni ay nit dong lañ de waaye nag waroon nañoo xool lan mooy suba parce que fii nag ku ci ne seq nañu terrain man mii teraanga bi ma seq ak yéen mënu ma ko fay kenn parce que samay mbokk am na ñoo xam ne ñu ngi toog fii teraanga bi ñu seq ak man samay mbokk defal ñu ma bokkul deret sax defal ñu ma ko kii la defal nag lu la sa mbokk defal mënoo ko fay da nga koy bàyyi ak yàlla te mooy yéen ñii yal na leen yàlla fay. di leen wax ne loolu moo tax mag ñi xool contexte politique bi nga xam ne xool nañ ba ne tey jii il faut que ñu woo ñaari doomu Saly yi nga xam ne ni ñoo leen yilif parce que doomu Saly bari nañ de mais ñi nga mën a yilif mën a wax ak ñoom nga mën a woo mais ki nga mënta ki nga mën a yilif woo ki nga yiliful mënoo ko woo pour waxtaan ak moom ñu jàpp ne ñun suñu toogee waxtaan ak ñoom xaj na kenn ci ñun dina bàyyi waaye nag bu bàyyi doon am nag dëgg nag fële nañ ko waroon a yaakaar rek waaye nag comme am na ay circonstances yoo xam ne mu ngi ci biir te monsieur le maire sama xarit la lii ay adversaire lañu mooy bu politique jotee ku ci ne da ngay fàq bër muti li ngay wuti yëpp di ko fàq foo ko ñëwee du Saly kan moo fi gagné ba jël xaalis di ko yóbbu fële amul kon am ba njaamu fi bëgg ñàkk bañ a gis rek moo ci am mais ñàkk boo ko gis-gis jëlal noonu te nit ñi nañuy bàyyi wax ci te def ay acte citoyenneté nit su fekkee da ngay gis kàddu bu ñaaw te ngay kilifa da nga koy suul jël ba rafet di ko wax surtout nag ay ñaar ñu ànd parce que suñu ànd bi neexul de nañ ko wax de ça fait plus de 5 mois qu'on le fasse ñuy waxtaan di dem di ñëw waaw man maay xale kan moo ëpp avenir tey jii ci dëkk bi ko dul man l'avenir appartient à la jeunesse kon nag suñu demee ba jeunesse bi am une majorité de politique et de l'intérêt de la commune tax ñu détruire seen candidat jël intérêt Saly teg ko ci kanam loolu ku am maturité rek moo koy def mais def ko ci anam yoo xam ne ni pour sauver la jeunesse parce que dama fi wax ñetti koom yoo xam ne nii Saly da ko am te ñëpp xam nañ ko te waa Saly xamuñu ko mooy ressource naturelle bu ñu koy wax mooy suuf bu barkeel kan moo fi tey jii jëndu Saly kan moo fi mën a jënd léegi
terrain wu 15 millions terrain 15 millions nañu def léegi te bu ci kon 300 000 wala ñu may la sax loolu mooy les ressources naturelles ressources économiques mooy tey ji li fi tabax ci ay hôtel comme boobu war na jëriñ askan bi ñu amaat beneen boo xam ne mooy les ressources humaines ay xale yu Ousseynou mi taxaw nii bopp la nga xam ne suñu jeunesse bi président des jeunes bi mun na gérer Saly sax Ousseynou mii mun na nekk directeur SAFCO mun na nekk PCA ak keneen keneen boo gisee nag suñu ànd bii nga xam ne dañ ko boole pour waxtaan ce n'est pas que la mairie de Saly parce que dafa am d'autres fonctions yoo xam ne nii dañ ko mën a am Saly rek mooy commune bi nga xam ne nii benn pal rek la am muy maire mais boo demee Somone am na PCA nga dem Mbour am na directeur nga dem fenn xoolal Saly ni mu toll directeur SAFCO mu ngi jógee ba nu mu tëddee fële Richard Toll mais manque d'organisation rek la. mais Richard Toll mooy directeur SAFCO mais kon tey ji bu fekkee ne ñun dem nañ ba xalaat tous ces postes électifs di ñu échapper par lan ay xëccoo xiiroo ŋaayoo jar ko te man mii bu fekkoon ne lekk ak naan ak wut lu ma am dëgg duma dugg ci politique. yàgg nañ may yéeru di dóor ci suuf su soobee ma fëggatu rek jëlaat oto bi dem liggéey dëgg bu doon dóor yi may dóor mooy tax may toog naa mais askan bi moo ma ñor. nit buy wut lenn te dëgguwu ci buñ ko pàddee rek mu wàññi ko mais dañ maa yéenu di ba pëdd ci suuf saa ma tuddee may yéene jëlaat oto bi dem ne bés du ñàkk te bés baa ngi ñëw ñëpp dinañ ko gis kenn mënu ci dara mooy xam tey ou suba incha allah rabbi. contexte politique boobu mooy li ma wax mu am contexte social politique ak santé parce que nit ki su fekkee sa xel dalul feebar da lay yomb su fekkee amul un apaisement social mais dëkk bi kenn mënu fee liggéey dara parce que looy def yaa ngi xalaat kon suñu accord yi non seulement day indi un apaisement politique et social ça veut dire tey fañ doon wàcc kaamil benn imam wax na ko nee na yéen ñaar ñi ku ci ne seq nekk teraanga waaw bu ñu jógee di voté man su ma sañoon sama carte dama koy multiplier 20 jox la 10 jox Ousmane 10 mais mënuma ko léegi bu ma demee ci urne bi nan laay def soo leen demee yàlla may leen ba ngeen waxtaan ba yow bi ngay xale nga yëkkati sa li nga xam ne ni moo nga bëggoon nga renoncé ko nga teg ko billaay ñu ngi lay gërëm di la sant kon lii ñu ngeen ko yombalal waa dëkk bi ngeen ko yombal mais yéen a koy yombal aussi ñi nga xam ne ñooy borom kër yi kon jazakallahu mun a xayran yéen yokkute Saly ak Sakho Thiandoum parce que lii mënoon naa ko nam ngeen ñëw ne du ma ko def te du ma ci mën dara président de la république dafa ma woo jeudi mu ne may vendredi da may seet ma ne ko mënuma def parce que ñi tax nga may woo moo tax te tàggoogu ma leen ñu ne non président day voyagé ma man kon na voyagé parce que waaw bu ma fa demee ñu ne ma 10 millions 20 millions lan laay def ñu ne ma kon baax na ñu toogaat jeudi prochain ne ma mun nga ñëw ma woo leen ñoom ñëpp na leen mën naa dem ñu ne waaw mais waroon nga mën a dem ma ne déet lii su ma demoon suñu ma waxee 10 millions lañ ma jox lan laa ci wax te joxuñu ma ko kon ànd dañ koy waxtaane ñun lépp lu ñuy def dañ koy waxtaane mais dama leen di xamal Oustaz Mohamed daf fi wax lu am solo gis nga kóllëre ak pas-pas ak sa kàddu nga sàmm ko dafa am solo man nag ku ne xam na ne bu ma nee waaw la bu ma nee déet la waaye dama maye loo xam ne nii lu naqare maye la nekk ci yoon doon xale bëgg li ñëpp bëgg ñu ne la tegal nga teg ñu ko mën bëriwul de kon nag loolu nga xam ne ni bàyyi naa ko ba joxe ëllëg ak si biir nañu fexe ba bu ma ñaan kenn nañ ma jox rek loolu dafa am solo gis nga wax yi ci mbedd yi amul sens mais ñun ñi waxante loolu mooy téere bi te gis nga la parole d'un président
est plus fort que le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que li nekk ci constitution lan moo ko bind du ay nit. waaye est-ce que constitution yi loi yi ñuy voté yëpp est-ce que dañ koy appliquer mais kaddu yi nga xam ne imam dafa toog boroom dëkk toog ki bëgg a toog ñu wax ne natt nañ lii la suñu yàlla may ndam lii la ñuy def waa bu fekkee man joxe naa boo liggéey si biir ñeneen ñi ne duñ ko def nan lañuy def laaj naa leen am góor ca wax jëpp ko am na ko wax waaye loolu du nekk ci ñun parce que ki mën a bàyyi ca bàyyi jotee du ñu amaat leneen ñu koy bàyyi kon nag la ñu maye la ñu waxee nañ ko respecté te buñ ko respecté lu tamit nous prenons nos dispositions de faire li nga xam ne ni moom la yoon laaj parce que nag kenn du maye ba pare di ñàkk wala kenn du maye ba pare ñu lay ñàkkal fayda moom wax la suñu wax ne cër bi nga am ci yëpp ci dëkk bi dinañ la ko jox kooku Ousmane ko wax te xam nañ sa dayoo ci dëkk bi te jamais au grand jamais ñu bañ la jox sa dayoo alhamdulilah waaye nag góor sa wax ja kon contexte politique yooyu ba la wax rek ak li nga xam ne mooy apaisement social ak économique ak santé loolu dafa baax ci dëkk ma wax la beneen bi mooy suñu ànd bi li mu mën a jur dafa bari mooy tey jii yi nga xam ne mooy fonction yooyu moo xam mooy député mooy président comment il s'appelle directeur PCA et cetera yooyu yëpp c'est possible parce que bu ñu toogee waxtaan ku ci ne mën nañu xam ki ko mën a ñu jox ko su ko defee tey jii benn poche dootu fi am ñeent ba juróomi poche la fi am waaye juróomi poche ba ne askan bi est-ce que duñu nekk ci jàmm beneen bi mooy nous avons un projet boo xamee ni suñu campagne dañ ko def suñu demee ba dugg ci mairie bi tamit projet yi nga xam ne dañ ko bindoon pour l'emploi des jeunes pour la formation des jeunes ak li nga xam ne nii mooy la formation aussi des femmes ak li nga xam ne mooy transformation bi nga xam ne dañ ko war a mën a def ak li nga xam ne nii mooy aussi engagement yi ñu jël li nga xam ne nii ce sont les antiquaires ak ñi nga xam ne ce sont les commerçants parce que ñaari entité yooyu dafa am solo ci dëkk. artisanat bi tam. artisanat ak commerçant laa wax c'est la même chose artisan bi mooy ñi nga xam ne ni dañuy jaay ay masques jaay ay tissus nangam ñuy ci artisan ci culture la bokk. commerçant bi mooy ñu yor boutique ñu yor ay dàll ay machines ay commerçant lañu kon ces gens là dañ leen war a ce qu'on appelle une identification mooy ñu am ay carte ñoo xam parce que dëkk bi nañ bokk dañuy cotiser ci li nga xam ne mooy l'argent contribuable parce que bu leen fàtte ne mairie bi kopparu nit ñi la ñuy dajale yóbbu ko trésor jël ko ci ay pàcc di ko def li nga xam ne mooy orientation de budget démb sax maa ngi koy dégg te orientation de budget boo koy def askan bi li ñu bëgg nga war a da ngay war a dem ci koñ yëpp nga leen tey jii dañu def orientation de budget Saly 371,500,000 nan nañ ko war a infractionné ci 14 quartiers yi soo koy infractionné ci 14 quartiers yi da ngay dem quartier bu ci nekk nga ne ko yow lan nga bëgg ñooñu ñu ne courant ñii ne ndox nga bind mais boo ko defee ci 14 quartiers soo ko yóbbee conseil municipal mais dañ koy voté parce que da ngay def la nga xam ne ni c'est des projets qui impactent sur les populations mais di def ay projets yoo xam ne am impact sur les populations ban chance la am kon suñu volonté de politique boobu xam ne am nañ ko mu nekk suñu programme suñu duggee ci mairie bi dañ koy def à l'application mooy identification yi boo amee tey jii dafa am li nga xam ne moo ne alternative suñu lii di leneen tourisme bi mu ner mooy la ba léegi lan moo fi am pêche bi dafa ner mais pêche bi tey jii war nañu am mairie bi war na préparer loo xam ne ni c'est-à-dire xam nga nu ñu koy wax sax affaire boo nga xam ne boo ko defee ni ci géej gi xom jën bi fu mu toll nu ñu koy waxee ah nu GPS c'est-à-dire am na ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci loolu ñu wut ay GPS def ay formation ba nga xam ne nii kii nga xam ne ni mooy libu bu fekkee jël na essence am def ko ci gaalam bu demee buy ñibbisi dina am loo xam ne dina ko mën a yóbbu ci njaboot mais des fois da ngay gis ab libu boo xam ne day jël gaalam dem ba ci géej bi ñëw dellusi du mën a fay sax essence bi
loolu la ñuy wax des alternatives te loolu dañ ko war a def muy une assurance de comme boo xam ne nii nit ki dafay dem war ko am. beneen bi mooy les commerçants ak ñi nga xam ne mooy artisans c'est-à-dire ñooñu dañ leen identifier ku ci ne am benn am carte commerçant carte comment il s'appelle artisan mairie bi di leen doté allez 2 millions par an wax leen rek loolu da ngeen koy def en basse saison ak haute saison clients yi dañuy jënd partout mais basse saison xaalis boobu leen jox da ngeen ci créer li nga xam ne mooy foire boo xam ne foire nationale nga xam ne ñëpp dañuy ñëw mais loolu boo ko ci investir stand yi ngeen di jaay rek mun na ëpp 10 millions mais c'est juste une organisation et une volonté politique loolu nag ñun bokk na suñu programme et incha allah rabbi suñu digg ci on va l'appliquer beneen bi mooy ku ne xam ne aujourd'hui y a l'artisanat y a des hôtels yi lan nañu servir li nga xam ne nii mooy population bi lan la ñuy investir ba mu impacté bu ñu wax impacté rek mooy ñu tabax loo xam ne nii population yi dañ ci gis seen bopp seen doom yi gis seen bopp loolu mooy impacté mais gis nañ ne loolu phase amul da ngay dugg ci biir hôtel yi mu am ay boutiques mais boutiques yi mënuñu ko mën a bay mais ñi nga xam ne ce sont des artisans suñ leen identifié ba pare dañuy def une arrêté municipal parce que le maire il peut le faire ñu jox ko hôtel yëpp xamal leen ne ñun dañoo am ay doomu dëkk yu fi nekk te da nga leen fi fekkee bi ngeen leen fi fekkee dafa am ay tool yu ñu yoroon am géej yu ñu yoroon yooyu yëpp dañ ko def forage kon nag il faut mu am ce qu'on appelle une échange ou bien une compensation mais loolu dafa waroon ay convention yu waroon signer bien avant mais defuñu ko mais la loi on peut toujours le réactiver parce que fii ku fi am coow avocat bi day ñëw xool ci loi ba gis ban loi la bu subaa mu bind ko plaider ko kon loolu c'est des lois yoo xam ne ñun ñoo ko moom ñu jël artisan yooyu utal leen ay exposition ci biir hôtel yi des expositions tournantes ça veut dire kii tey bu demee sale hôtel keneen ki dem fii keneen fi dem mu leer na ne yow boo ñibbi di nga am ci weer wi leer na di nga am dépense boo yóbbu sa kër mais dans toute chose dañu ko war a organiser nous ne sommes pas très bien organisés mais on peut le faire c'est bien mais bien le faire c'est mieux kon kooku c'est une organisation beneen bi mooy tey jii ku ne gis na Saly dafa am ñu bëri ñoo xam ne dañuy yar xar ñii di yar nag ñii di yar fas ñii di yar lu nekk te dafa war am benn dara boo xam ne ni képp koo xam ne ni tey jii moo xam samedi moo xam dimanche du koy def ci benn endroit képp ko amoon sa xar nga dem jaay jëndaat yeewoo loolu mooy des projets alternatifs c'est-à-dire bu dul bii di bëri dañu war a ñu am ñaar ba ñett mais Saly lan moo fi am tourisme ak pêche bi rek moo fi am alternative yooyu nag c'est la commune qui doit le créer on doit avoir ce qu'on appelle un projet communal bu ñu nee un projet communal mooy ça veut dire que tey xaalisu maire bi 3 milliards 71 millions la 71 millions dañ koy jël def ko nag ay pàcc yoo xam ne nii xaalis boobu yëpp dañ koy def ci dëkk bi c'est-à-dire bu ci ne dañ naan lii dañ koy def amul lu ci génne te nag yoon daf ñu may ce qu'on appelle une virement de crédit ça veut dire tey jii bu fekkee ne dañoo war a tabax salle bi muy 50 millions ñun ñëw may nu salle boobu war nañoo def ce qu'on appelle une virement de crédit dañ koy désaffecté fii réaffecté waat xaw ma ci jigéen ñi la muy 50 millions ñu ne yii dañ koy jox 10 millions dañ koy jox jigéen ñi 10 millions ñu jox ko footballkat yi 10 millions ñu jox ko basketteurs yi 10 millions te yoon may nañu loolu mais souvent défaut de comment il s'appelle d'exploitation xaalis boobu dafay delluwaat mais yooyu yëpp on peut le rectifier parce que suñu koom la xaalis boobu ñun ñoo ko moom Saly rek mooy am projet boo xam ne ni su demee trésor duñu ne ko dégg parce que koppar baa nga fa kon tey jii suñu lëkkaloo ak Ousmane moom dafa am xam-xam bu bari ci politique mais ñun ñu am xam-xam bu bari ci gestion ak
ak administration et l'administration c'est une continuité on se base sur l'administration pour pouvoir gérer demain kon nag ay bind nañ ko fi war a bàyyi parce que li ñu fi fekk yëpp bu dul woon ay bind mais nan lañ ciy jàng les paroles s'envolent mais les écritures restent il faut qu'on écrit maa ngi ni kayit bi ay wax maa ngi war a mais nee nañ ma jàpp affaire ma lire ko rek xam fi ma jëm kon wax rek baaxul moo tax ñun dañoo bañ ba jël li nga xam ne moom la ñu war a def ci Saly tënk ko ci benn kayit di ko jox nit ñi ñu mën ko gëstu xam ne ñii dañoo am un programme boobu nag dañ ko fiy def bàyyi bu subaa doomu Samba moo koy jël continuer ko wala doomu Cheikh Mané te mën nañ ko ñaane parce que fii li ñuy wax relais 400 mètres ou ñun relais 50 ans la ñuy wax relais 50 ans mooy su ma dawee 5 ans jox ko kële jëlee 5 ans jox ko kële jox ko dawal 5 ans muy dem di dem te bu ñëw rek ëpp boobu mais loolu dafay fekk ñu teg un plan communal beneen bi mooy tey jii mais tourisme bi tey jii l'emploi des jeunes dafa am problème boo xam ne nii sax bien vrai que c'est national mais par rapport ak suñu koom tey jii jeunesse bi manque d'emploi bi ñu am ak manque d'information formation bi ñu am c'est juste une manque d'organisation mais mooy kii xëcc fii kii xëcc fii mais jàpp nañ ne tey jii ak suñu coalition bi nga xam ne ñoo ADS mooy yokkute Saly ak ADS bi nga xam ne mooy mouvement monsieur le maire suñu toogee te dëgg rek am ñuy bëgg a jàppale dëkk bi danañ jàppale dëkk bi ci nii ak ci nale muy am beneen boo xam ne dama koy wax mun na xarima trop mais 95% des Sénégalais ce sont des musulmans mais xool leen tey jii suñu daara yi nu ñu mel xool leen tey ay bu ñuy def tey jii bu ñuy def ay investissement wala ñuy def ay dons lan la ñuy jox daara yi loolu lu mat a xoolaat la ñun am nañ suñu mëbët sax ne tey jii on doit créer un véhicule boo xam ne nii ñi nga xam ne nii ñooy les imams ak les oustaz daara yi bu ñuy déplacer ñu war leen utal ay oto parce que tey jii man j'ai fait aller-retour tey def naa 4 fois aller-retour golf ak man maa nekkoon chauffeur te ay imam laa doon yóbbu te ñooñu li ñu mënal mënuñu ceer nit nag bu la mënalee loo mënul dara mais la moindre des choses li nga xam ne nii mooy lu mënul ñàkk mooy des mesures d'accompagnement mu mën a dem di ñëw te li muy dem di ñëw yow la koy defal amul benn imam bu fi am salaire te on pouvait le faire kon nag ak suñu coalition bi ñu def coalition la j'ai bien dit coalition bi ñu def ñun ak monsieur le maire je pense que su fekkee taxaw nañ rek pour bëgg a liggéey jeunesse bi yëpp danañ am liggéey ñi ñuy former dañ leen war a former daara ñu war a aider dañ leen war a aider ñi nga xam ne ce sont des écoles muy l'éducation muy santé muy lépp incha allah rabbi bu fekkee liggéey rek mën taxawal c'est possible. maa ngi gërëm bu baax nag jigéen ñi parce que dama jël benn formateur mu jógee ba ngaay xam nga des fois aussi ci point da ngay jël ay nit indi leen muy manque de volonté ak ce qu'on appelle une crise une comment il s'appelle une paresse intellectuelle mooy nit ko am am xam-xam ba pare tayal ci biir xelam loolu dafa baax mais bu ñu ñëwee ñooñu dañ leen former d'une manière extraordinaire nga xam ne tey jii mun nañu cuub mun nañu defar ay céréales mun nañu defar comment il s'appelle savon mun nañu def eau de javel loolu c'est quelque chose boo xamee nii loolu am na budget boo xam ne dañu ko doon dégager pour ci mairie bi pour femmes yi et je pense que tout ça là on va en parler avec li nga xam ne nii mooy l'équipe municipale parce que bu leen jàpp ne ñu rek parce que am na yeneen alliés yoo xam ne nii c'est le Benno Bokk Yaakaar parce que ADS ak Yokkute Saly ñëw jëkk commencé 5 mois avant ñuy waxtaan di waxtaan affaire bi c'était pas facile mais nag bu fekkee man tey jii bu fekkee ne tey jii askan bi seen koom su ma bàyyee day rës wala su ma wutee day rës bu may wut bu fekkee du rës damay wut bu may bàyyi bu fekkee day rës ma bàyyi
kon li tax ñu bàyyi ñun dañoo xam ne tey jii l'avenir de Saly moo nekk en jeu nit ñi di wax di jëmale ci ñoom ñu gis luñ fi mas a gis di ko gis wax loo wax joxal mu ñu ko gis moo tax ñu toog def benn pause mag ñi woo ñu waxtaan boobu nag nañu jàpp ñun ñii ne lii ñu jàpp nii ku ci ne na ci jël lu rafet di ko wax bu bëggee ànd bi rafet ànd nag lu koy rafetal mooy ñi ànd ak ki nga xam ne mooy seen leader man àdduna du yàgg ba ma yaa wax ko lu ñaaw mais maa ngi ñaan tamit yéen seen biir bu kenn yëkkatu ñaaw tamit bu ko jëmale ci moom wala keneen liy yàq ànd mooy wax ju sew Youssou Ndour nag dafa ne ceeb bu sew moo ma gën a wax ju sew nañ ñu yàlla musal ci wax ju sew kon maa ngi leen gërëm di leen sant di wax nag ñi nga xam ne mooy sama équipe yi ku mel ni Baye Mbaye Ousseynou ak Thiathou ak ki nga xam ne mooy Dadi Dione Ran Ndongo Sow ki nga xam ne ni aussi mooy la dame de fer muy Naar Diouf nga xam ne dëgg-dëgg moom elle a fait un travail extraordinaire parce que dañoo injecté 10 millions am ñu ci liggéey ba nag baax na mais ñu injecté waat 10 millions mais 10 millions yi ñu mujjee investir te Naar géré ko on a plus de 30 ou 40 mouvement regroupement yoo xam ne ni gis nañ seen bopp kon jaraw la ko Naar di gërëm nag maire Ndiaye parce que maire Ndiaye gis nga ci àndu jigéen dafa yombul te maire Ndiaye problème bu am dañ ko koy wax moom mooy faj lépp te man du ma ko yëg kon ma maman à moi maa ngi lay gërëm di la sant heureusement que tu sois là di gërëm nag rabu Kaolack Mbossé muy jabaru Sagay moom franchement c'est le secrétaire à la permanence tey jii boo leen demee ci permanence ba lépp loo xam ne nii dox nañ ko ci Saly wala recevoir nañ ko nit day gis ñu bind mooy li may wax les paroles s'envolent mais les écrits restent ça veut dire tey jii boo leen demee ne loon ñaata nit ñoo fa jaar ñaata nit nañ waxal loolu suñu yàlla dégg ko maire bu ñu ko déggul tamit archive la nañ ko ñëw teg pour ëllëg moo tax kon Sagay yow mi nga xam ne yaa nekk secrétaire à la permanence ñu ngi lay gërëm di la sant. tàccu nañu ba. di gërëm ki nga xam ne nii mooy Pape Samb Thiès la jógee. moom mooy nit koo xam ne moo lii teg chaise yi moo doon jël baas yi jël oto fu ñu dem bu ñu demee sax ministère des femmes mu ne man maay comment ça président des jeunes bu ko jeunes yi nekk ma ne ko ay yow kañ koo nekk. Sawari faisait tout démb laa ko wax dañuy def lii mu ñëw mu ngi ni gis nga moo doon présenté mooy de Pape maa ngi lay ziar di la gërëm namm naa la ça fait plus de 6 mois gisuma la mais gis nga ma xewle mu bàyyi lépp ñëw kon yal na yàlla fay yal na yàlla taxu njaboot gi la sa papa dégg sa Thiès. yàlla yomb ci yow ci barke yow ci yàlla xam yow ak El Hadj di gërëm bu baax secrétaire man dama gis dafa nice ba ma ëpp sax Marie Ndiaye la dame de fer Marie Ndiaye ku ne xam ne Saly politiquement dëgg-dëgg elle a beaucoup œuvré te gis nga dëkk boo fa dëkkee dëkk ci dëkk bi jariñ dëkk bi wala defar dëkk bi moo fa gën moo tax sama waxu biir tey ma ne ñi ñëw tey ñooñu ci dëkk bi lañ dëkk mais am na loo xam ne pour nga def ko il faut nga jël au moins temps kenn amul benn nit boo xam ne duñ ko préparé balaa muy dem école sax dañ lay préparé ngay dem say di dem ba nekk ci kaw booy dem daara c'est la même chose ñun nag nguur moom da ngay am sa xaalis rek ñëw ne dama bëgg lii waaw est-ce que loolu c'est possible mais ñooñu ils ont le droit mais dañu bëgg nag ñu ràmbe fi ma jaar Ousmane fi mu jaar ak keneen fi mu jaar mais bu jooyee boobu kenn ku ci ne mën nga ut kon ñu ngi lay gërëm di la sant Marie Ndiaye ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm suñu délégué quartier moom c'est le seul délégué quartier boo xam ne nii moo taxaw di ma jàppale ba maire bi sax xam ko ne ko yow dama lay bàyyi mënul ma daal loolu mooy pas-pas te maag moom la fa ñu bi ñuy ànd ak léegi ëpp na 30 ans kon El Hadj Isma ñu ngi lay gërëm sa taxawaay ci quartier golf yàlla na ko yàlla def di gërëm El Hadj Ndongo Sow di gërëm bu baax Seydina Aliou Ndiaye moom bëggoon na wax sax mais pas Touré moo yóbbaale Serigne Ibou Thiaré ak ki nga xam ne mooy suñu papa di Pa Diop Pa Moussa Diop dafa am contrat bu mu dem fële di gërëm aussi ki nga xam ne ni mooy Maguette Diop
ak sama sëriñ bi nga xamee ni mooy sëñ Moustapha moo fi gàttu kaddu yu rafet yi ba ñuy gàmm fii gàmm na fa gàmm yoo xam ne nii sama kër ñëpp yaakaar barki yonte yàlla Muhammad maa ngi nuyu ñëpp ñoom laa ci këtt waaw ma tuddaat Dooy ak Samba Ndiaye ak Cheikh Mané ak Mansour Faye ñu ngi leen gërëm parce que ñoom waa Golf la ils ont venu presque au nom du maire ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm sama doom Mor Lo yow Mor moom yow kenn du yow tout le monde en tout cas mënuñoo lim ñëpp lim jiw man kontaan naa ci yéen maa ngi leen di ñaan nag l'information bi ngeen fi jël na ngeen ko tas seconde la salaamaaleykum